ginnaaw publicité ba nag ñu daal di dellu soit seen émission seen jotaay ba léegi rek di fàttali ñi ngeen nag Ass Babacar Gueye mi nga xam ne nag moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllum élection yi ci parti réew mi waaye nag fii moom mi ngi fi toogal opposition bi yëpp ci cadre dialogue bi nga xam ne kon maanaam ñi ngi koy def Thiès Guédiawaye Dakar amoon nañu liste 2014 ak acte 3 bi amatuñ liste loolu tam est-ce que mën nga leeral bu baax a baax mbir mi. waaw loolu la comme lu mel ne ville de Dakar. ville loolu lay wax ni. ñëpp ñi nga xam ni département yi nga xam ni dafa am en même temps. ville yi day amaat liste comme avant 2014. ville yi dafa am liste maanaam suñu amee ñun suñu coalition. par exemple ci département de Thiès dañuy présenter benn candidat ci commune bu ci nekk déjà présenter benn candidat au niveau du département. présenter benn candidat au niveau de la ville. Donc de façon très claire ñetti vote lay nekk. Donc loolu moom na ko Sénégalais xam lu am solo la donc ñetti wax laa la léegi nag ni la lu tax ville bi ñu war koo gën a xoolaat parce que mën nga gagner sa proportionnel ville mais li lay compléter bu dee dañ la gagner ci say commune sa majorité war na mën na yolom. mën na yolom. mën nga fa sonn. voilà d'accord mais ñu ñëw ci wàllum parrainage bi nag jur na coow lu bari ci wàllum présidentiel bi te ba léegi nii réglé guñ ko à 100% parce que dina am ak du am fa la ñu toll ci dialogue bi fi mu nekk nii. dëgg la pour local yi. dëgg la mais parrainage bi. dañ ko dugal ci évaluation du processus électoral. xam nga wax naa la léegi nii. am na cabinet bu war a xool loolu. parrainage bi étape la ci biir mbir mi. ndax parrainage bi après dépôt de candidature man mii di wax ak yow it maa ngi reetaan je suis à l'aise pour wax ci parce que man mii le président Idriss Seck dénkoon parrainage am au niveau de sa candidature. ma daj ci lu ne nag ñu xëccoo ci et cetera bon xam nañu ni parrainage bi wax dëgg yàlla war nañ koo xoolaat bu baax a baax a baax mais comme dañ koo dugal ci auditu fichier bi. tey jii amaguñ ci ñun position ñu ngi xaar lan la audit bi génn pour que opposition bi joxe ci position mais loolu mooy parrainage bi nga xam ne mooy parrainage. élection présidentielle waaw. mais parrainage élection locale bi ñun li ñu jàpp actuellement. ñu ngi ci waxtaan nag déggooguñ ci li ñu ci jàpp mooy amul benn njëriñ pour que ñu def parrainage au niveau local. te dañuy expliquer da ngeen bëgg ñu dindi ko. dañ ko war a dindi ndax amul sens gis nga Ahmed am na ci ay dëkk yi nga xam ni xam nga ñaata lañ leen di laaj ay parrain 25 personnes wala 45 personnes parrain lañ lay laaj 45. parrain wala 25 parce que toujours 1 à 1,5% la ci ña fay voté mais tey jii te ba pare fan lañ koy déposer ñu ngi koy déposer ci ay commission yi nga xam ni ña ngay fonctionner ca biir préfecture ba wala ca biir sous préfecture ba fa lañ koy déposer. te boo xamee du ñëpp nag quand même mais boo xamee relation yi am diggante yenn ci préfet yeeg sous préfet yi ak ñenn ci maire yi ñëpp nag. ak la ñuy lëkkaloo ki la ñuy boole ay affaire dafay am problème man par exemple mën naa déposer sama liste de parrainage nga am 25 personnes la mais ñu suuxlu ma woo sama adversaire jox ko sama liste kooku def ci ay doublon bu amee fukk yu mu jël ñu mel noonu ba pare jëkk maa déposer rek ñu éliminer ma loolu xam nga amul benn sens donc ay 25 personnes ay 26 personnes ba pare mode bi ñu koy déposer baaxul. nous pensons que loolu vraiment. mais comme présidentiel yi ordre d'arrivée bi kay ordre d'arrivée yow kay bu dee yow kay góorgóorlu ba njëkk a ñëw xanaa kay kii ñëw sa ginnaaw nag moom préfet yooyu lu ñu mën a teg dil xanaa yow yaa njëkk a ñëw kay. yaa ngi indi coow. man mii di moo amoon ci présidentiel man mii di wax ak yow maa jiitu woon. man mii présidentiel kat dañ ne woon Mimi Touré moo jiitu ci liste bi man mii di wax ak yow. waaw maa ngi wax di nuyu Assane Ba bu PDS. waaw témoin la ci ndax sëñ Cheikh dafa wax lu amul seede wóorul parce que ñun comme loi bi dafa xawoon doy waar ndax dépôt bi encadré wuñ ko nit bon sa xel rek nga mën a demee ñun bi ñu xalaatee nan la ñu war a def li ñu def man dama fajaru dem bi ma demee seeti greffier bi yóbbul ko ab courrier ci beneen mbir ni ko madame la greffière bu ne ko mën ko dama andi benn courrier par rapport ak quelque chose mu enregistré ma ko defal ma ci cachet xam nga kooku dafay leer ak heure bi mu paree mu ne ko nag ñëw naa nag waaye damaa ñëw pour déposer dama ñëw pour déposer parrainage mu reetaan ni ma dépôt commencé ko mais ni ko xamal ni ñëw naa te dootuma fi jóge ba kan moom ma jiitu daal di toog ci suuf bi ma toogee tuuti Assane bu PDS. Assane Ba fekk ma fi maa ngi koy nuyu au passage toog ñuy waxtaan ma ne ko damaa ñëw pour rang avant 8 heures bi ñu toogee tuuti la Mimi ñëw à sa décharge aussi heure boobu la ñëw à part man ak Assane Ba boobu ñëw te Assane ñëwuloon pour déposer. Mimi Touré moo président Mimi Touré moo ñëw bi mu ñëwee nuyu ma ànd ak ay nitam daal di toog di yéeg dem ñu daal di toog di xaar gis nga qu'est-ce qui s'est passé Ahmed bi ñu toogee ba boori 14 heures 15 heures le mandataire Macky Sall donc Mimi Touré ñëw ci biir bi ma ko séen
ñëw ma nit ma ñoo jege si xool dafa dugg génn daal ànd ak alkaati rek ñu toog ba si rek daf ko séddale bukki rek teg chaise yi tegal ko benn chaise teg chaise ne ay allez dañ koy ranga mu daal di toog man dama mujj sànni sama journal ci kaw chaise bi pour mën a dem toog ci ginnaawam donc noonu la demee bon li ñu bëgg def rek la ñuy def te loolu c'était ay 66 820 nga xam ne doublon yi mën na am problème mais li ma la wax léegi li ci ëpp solo mooy xam nga 25 personnes nga mooy 1% bi bu ñu la dindalee lu ma 10 personnes ni la yii am na ku la ko jëkk déposé ñu éliminer la xam nga loolu amul sens. moo tax vraiment ñu ngi appelé waxuñu parrainage présidence bi lépp bon na aussi ah parce que tamit parti politique bu am assise bëgg véritablement jël réew mi 66 820 personnes yu wóor war nga koo mën a am mais nag nañ ko doxalee ña nekk ci biir mooy problème bi yooyu yëpp nag dañ ko xool nan lañ ci war a def mais daal parrainage local daal non baaxul te dañ ko war a dindi parrainage dañ ko war a dindi local d'accord ñu ñëw ci wàllum caution bi ci local yi ba léegi ni leen nag 10 millions daal xam naa ni mooy proposition ba fi génnoon fukki millions ñenn ñi nag jàpp ne dafa bari ñenn ñi jàpp ne loolu c'est normal ndax da ngay gis benn commune bu ndaw bu mel ni Sam Notaire rek bëgg am 18 listes. tout à fait xam nga loolu aussi sénégalais yi war nañ cee mën a xam ndax it coow li bari na ci dañuy xam déjà ni fukki millions par exemple coalition benn coalition X bu joxee 10 millions bu ko neexee ci juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak ñaari bu ci nekk mu jël kayit googu mu déposé jox la ko nga mën a am sa liste waaye nag attention bu la neexee nga def ko ci juróomi téeméeri commune ak ñaar bu la neexee nga jël téeméeri commune def ko waaye en tout cas daal nombre de communes bi nga ko def bu élection yi pare mu am benn commune bi nga xam ne da nga fa am 0 conseiller nga perte sa 10 millions maanaam déposé naa ci 25 communes 24 yeeg bu ma ko gagné sax nekk maire 25e bi ma am 0 conseiller damay perte sama 10 millions. donc il faut Sénégalais xam maintenant benn citoyen bi nga xam ne commune am rek moo ko intéressé mu ne man sama commune lay nekk moom it 10 millions lay joxe 10 millions waaye bu joxee 10 millions yooyu boobu moo gën a metti encore bu élection yi pare bu amul juróomi conseil dafay perte 10 millions. su amee lu ëpp juróomi millions nag. bu amee. lu ëpp juróomi millions. non conseil je dis. juróomi conseil. waaw moom ba dañ koy delloo xaalisam. su ko amul nag mu perte. waaw 10 millions ku amul au moins da ngay am 5 conseils 5 conseils du lu ndaw. loolu donc vraiment à ce niveau là am na solo maintenant ñun opposition 10 millions yi xalaat nañu ni xaw naa seer ba ñu ngi ci waxtaan pour xool ñu comp ci as lëf wax jooju d'accord guñ ci ñun ak pouvoir bi mais bokk na ci point yi nga xam ni dafa rester à discuter maanaam nekkagul désaccord. est-ce que 10 millions yi tamit nag président tamit baaxul. waaw am na baax na baaxul wala ñu yokk ko sax. baax na déedéet baax na baaxul. man position ay 2000 et quelques listes ci Sénégal bu ndaw gi nga xam ni ñu ngi doog a mat 16 millions. comme toogalu ma fi sama bopp mënuma la wax baax na wala baaxul li ma xam daal mooy ñun opposition gis nañu ni 10 millions yooyu war nañ cee comp tuuti wàññi ko foofu lañ ci toll. donc position boobu laa la mën a wax. mais xam naa ni daal bu fekkente ni ñu ngi wax ni parrainage dañ koy dindi ci local yi dafay jaadu nag. ñu bàyyi xel aussi caution bi parce que bu fekkente ni caution bi tamit wax dëgg yàlla néew na benn façon néew. parce que wax dëgg yàlla néew ba pare amul beneen filtre maanaam amul. parrainage bi pëcc xoolee nekk quand même. li xewoon ay 18 listes. ci benn commune yi am ci benn commune. n'est-ce pas dafay compliqué. 18 listes ki ay 20 listes 2500 listes kooku tamit ay vraiment moo tax war nañu xool juste milieu bi. parrainage ki parrainage moom na fi jóge caution moom mënul ñàkk. léegi nag nan la ñuy waxtaanee ba mu am caution bu normal bi nga xam ne dina permettre ñi nga xam ne am nañu ginnaaw tekki nañu dara fu ñu dëkk war a mën a bokk loolu aussi am na ci solo. am na ci solo mais quant à ñaata la dañ ko wàññi loolu ñu ngi koy waxtaanee. d'accord président nag ñu ñëw tuuti ci actualité lii jëm dialogue bi tamit ci actualité la bokk waaye yii nga xam ne nag xew na fii ci lu jëm ci wàllum koom-koom géeg yooyu. courant bi day en tant que sénégalais comme politique tamit dégg nañ daal benn hausse boo xam ne dañ ko cee annonce barki démb ba léegi nag loolu yow nan nga ko gisee te ñu déggoon ne Sénélec moom ay affaire am dox na ba dañuy jaay léegi courant. xam nga loolu ñun bettuñu ñun ñi fëyte ak Idrissa Seck bettuñu. ndax premier jour campagne électorale ba muy tijji la ko waxoon Sénégalais yi ni leen dañ koo xoj nañ ko xoj bi nga xam ni bu élection yi jeexee dina yokk ceeb dina yokk courant dina la ma waxoon yépp mu ngi am bettuñu bu baax ci loolu que aujourd'hui loolu yépp conséquence la ci économie bi actuellement ni mu nërmee loolu conséquence la ndax fan yi la passé dégg nga ko
expliquer le président de la République 7000 milliards yi nga xam ni leb nañ ko muy dette bu am ci dëkk bi mu koy assumer nan dafa bëgg développer Sénégal alors que 7000 milliards yooyu bu fekkonte ni orienté nañ ko ci projet yu mel ni ay PUDC wala PUMA boobu nga xam ne am na ci lu baax nag ci biir àll bi par rapport à ça pour que nekkinu askan yi gën a baax ci côté ndox PUDC kay gëj nañ liggéey depuis décembre loolu laa la bëgg wax xaw ma ndax yëngal ko fa la ko bëgg bu ko fa tey ji yëf yi du taxaw waaye bu fekkee daf ko jël dugal ko ci ay projet de prestige bi nga xam benn rek laa ciy wax muy TER bi nga xam ne presque lekk na 1000 milliards te tey rek maa ngi am information ni peut-être que déwén lay commencer fonctionner mënagul sax fonctionner ñu ngi naan ay premier trimestre su 2020 lay commencer ça pose problème xam nga lan mooy suñu problème au niveau du Sénégal xam nga koom li ko war a yor ci suñu dëkkaan yi mooy le secteur primaire maanaam mbay meeg napp geeg et cetera ndax loolu foofu la 50% maanaam ñaari sénégalais yoo jël genn wàll gi foofu la yëngatu waaye ñooñu li ñuy contribuer c'est tellement encadré wuñu leen ba li ñuy contribuer ci koom bi matul sax 17%. boo ñëwee ci secteur secondaire bi aussi ci 24% la ñu nekk suñu problème mooy li tirer actuellement économie Sénégal muy secteur tertiaire bi maanaam affaire télécommunication ak ay mbir ak yooyu koom ba la muy jur ñu du reste ci biir Sénégal dafay génn déséquilibre boobu mooy am donc lépp lu ñu mënoon def pour dooleel le secteur primaire ba nga xam ni suñu koom dafay sukkandiku ci loolu moderniser agriculture bi ut ay mën nañu ut ay nutit encore benn politique agricole bu am solo ndox bi nga xam ni moo nekk ci Sénégal ñu am lu mat ñeenti fleuve am lu mat ñeenti lac ndox moomu nan lañ koy drainer mu dem ci suuf si gaa ñi liggéey ñu am koom tant que defuñu loolu waxuma la yokk rek courant bi mais leneen daañ ko yokk ñun bettuñu benn yoon parce que koom bi moo nërmeelu ba projet yi nga xam ne moom la taxawaloon mënu ko eggale moo tax daf may jaaxal buy indi ay BRT ak ay yeneen yu bees yi nga xam ni li nga sumb mënoo koo eggale nga bëgg sumb leneen. d'accord am na fi leneen loo xam ne tam fan yii nag am na wàllum blanchiment d'argent ay mbirum faux billets dal benn député loolu tamit yow nan nga ko noo ko gisee mi ngi ko déggee. bon jaam bi doomu aadama yàlla daf ko fonk moo tax boo dégluwee sa mbokk jullit mu nekk ci ay mbir déjà li ngay jëkk def mooy rafet njort ci ni njuumte am na ci peut-être wala tuuma la yu mel noonu tax parce que mbir maa ngi ci yoon. ak présomption d'innocence ba pare ñaanal ko aussi kooku loolu ko dal yàlla génne ko ci ak jàmm ndax ku ci nekk da nga koy natt ci sa bopp bu loolu weesoo nag war nañu am taxaw seetlu parce que actuellement nag Ahmed dëkk bi mu ngi bëgg compliqué ci yu mel noonu. ndax boo gisee wàllum drogue bi boo gisee wàllum blanchiment d'argent bi foo yi fi nekk actuellement nga xam ni aujourd'hui yooyu buñ ci jógul day mën nañ dem ba nekk plaque tournante drogue bi te yooyu li muy indi après rek armement liy indi yëngal ay tension ci biir dëkk te comme nag ñu ngi jëm ci li nga xam ni ay ressources yu bees la yi nga xam ni mooy les ressources naturelles la yi nga xam yàlla baaxee nañ ko ñu ngi ciy jëm bu dee assiniruñu milieu bi ba fu nekk nit duggee fa ba lii nekk li nga xam ne dootu nekk actualité chaque jour mu am dafay poser énormément de problèmes moo tax war nañu yokk daan naa ko wax di ko tooñ le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye di wax ni wax dëgg yàlla élection bi ñu jël boole kook sécurité bi moom moo waroon xam ni daf koy sonal na ko dellu ndax il a à boire et à manger par rapport ak boole ci meurtre yi nga xam ne dafa commencé am bis bu ne nga dégg ci dara donc war nañu amaat taxaw seetlu bu baax a baax xoolaat suñu kaaraange réew protéger suñu dëkk ba loolu nga xam ne mooy am gu ci te bu duggee ci ñag bi ni nga koy waxee dina fa dëkk ñu taxaw ci mais vraiment problème bi nga xam ne c'est un problème. mais justice bi tam est-ce que waruñu ko tam dooleel ci cadre lii ngay wax ci wàllum sécurité wàllum justice kumba am ndey kumba amul ndey fii dañoo dégg ci nguuru Macky Sall ay scandale yu bëree bëri yoo xam ni yooyu noonu yëpp seeni borom te bu dee ci opposition bi lu ndaw moom maara day taali. maa ngi dégg benn opposant di wax ni buñ ma fekkee woon benn billet 500 francs faux billet 500 francs ba lépp tey maa ngi ci biir kaso bi loolu nag war nañ ko xoolaat parce que boo gisee lii am. tey jii li nga xam ni moom la ñu jublu ñu commencé enquête bi am yu mel noonu yu bari yu fi amoon Sénégal yi teg seen bët fi mu mujje te kii nga xam ni moom la dal léegi ni mu jaxasoog pouvoir bi sax ñëla jaxasooñ koog pouvoir bi da ngay sa xel dafay xaw a tey ci sénégalais lambda bi dafa naan dara du ci mujj boobu loolu moom mooy problème donc justice c'est vrai war nañ leen dooleel mais nit aussi war na dooleel boppam parce que dama daan dégg président Idriss Seck di wax ni
xoqatal wula ger warul tax nit di gor nangu li mu war a bañ wax bu xóote ngi noonu xoqatal ak ger warul tax nit nekk gor di nangu li mu war a bañ donc ku ci nekk nag lañ la dénk ak fa nga nekk yaay xool lan nga ci war a nangu ak lan. maanaam la justice est indépendante. léegi nag acteurs yi nag ñoom. oui acteurs yi. maanaam ñoo ko war a doxal ñenn ci acteurs yi ñoo am siiki saaka ci lu mel noonu mais lañ leen dénk daal man daal bu ñu ma dénkee ab responsabilité ma yor ko maa koy doxal ni ma ko xalaatee di ci waxtaan ak ki ma ko doxal di ci jël nag sama fulla ak sama fayda. loolu la mais bu fekkee dañ laa dénk ba pare tamit. te fulaaloo liñ la dénk xamoo liñ la dénk aussi dafay jur loolu wéy war nañu dooleel la justice mais ñi ko ŋànk tamit war nañu gën a xam seen bopp gën a xam seen gëdd te teg yàlla rek seen kanam. est-ce que waa réew mi li dal ñenn ci sénégalais jeexi jaaxaa ci 3e mandat wu Macky Sall yéen bokk ngeen ci wala yéen xalaatoo leen. boo nee waa réew mi ñun waxtaanee guñ ci waaye man en tant que acteur politique mën naa ci joxe sama position. man damay wax ni président Macky Sall. fi mu jaar ba nekk président ndëgg sërëx yi mu moytu erreur yi ñenn ñi defoon mu rectifier ko ba nekk président 23 juin mu nekk fi xool li fi xew dama ni am na intelligence su warul sax du dugal sax ci boppam di xëccoo ay 3e mandat dafa tolloog nag garab moom dafa metti mag mooy faj boppam. Il a 2 choix à faire soit mu libérer lépp ni man du ma nekk candidat bu ko defee li mu ciy yaakaar mooy ñi ko wër dina am la surprise de sa vie am ci ñi nga xam ne tey ji bu ñu déggoon loolu nee nañu ko bàyyi daal di ut seen ambition présidentielle mais tant que mu ngi maintenir le doute ci bopp ñooñu véritablement loolu dëgg moo tax damay wax toujours ni ñi may dégg ñuy génn di wax yépp pour man ay second couteau la yu ay nit yónnee pour ñu pousser ko mu wax bu leer ba ñu tàggoo. donc il est assez intelligent dafa bëgg a bàyyi doute bi ci boppu ay nitam bu ñu liggéey waaye doute bi tamit day nekkaale ci boppu majorité bi sénégalais. waaw mais noonu la mën a doxalee tey jii bu ni woon man damaa jàpp ni xam na ni non seulement yoon même bu ko yoon mayoon mu def loolu éthique ak morale du ko may mu présenté wu te bis bu demoon bay forcer loolu xam na ni le peuple du 23 juin. bi amoon ak dëkk bi jeunesse bi ni mu conscienté encore plus lii dal ci kawam mooy ëpp li daloon ci kaw Ablaye Wade te nag. loo ko bañ xam ni génie politique la par rapport à ça xam na li mu mën ak li mu mënul man daal jàpp naa ni yàlla bu ma juum nag jàpp naa ni daal amul siiki saaka ni moom ci boppam 3e mandat mu ngi ci loolu nag sama position personnelle la suma analyse personnelle d'accord laaj bu mujj bi rek mooy Idrissa Seck nag dañ koy tuumaal ne dafa noppi de gisoo réseaux sociaux yi mais Idrissa moom boobu ba léegi présidentiel yi koo xam ne dañ ne moom moo gagné moo war a dem 2e tour mais boobu ba léegi nii mu ne selaw sëñ bee ne ko léegi coow li daal dafa bëri. déedéet du sëriñ bi xam nga président yi. noppeem gi daal xam naa ne jaaxal nañu ne maturité bi mu am expérience bi mu am âge bi mu am jaar-jaar bi mu am kuy xaar ci moom mu dëkk ci télé yeeg rajo yi di wax da ngay xàddi du ko def dëgg la nag man bokk naa ci ñuy wax ak sama liberté du ton c'est le meilleur communicateur c'est le meilleur communicant politique. waaye man damaa bokk ci ñi wax ni il communique peu fi ma ko teg nag tamit man dama ko bokk ci sama position la il communique peu parce que dama jàpp ni Ahmed gis nga Barcelone bu taseeg Sénégal jël Neymar ak jouram yi baax yi teg ko ci biti ba Sénégal mëne ko 4-0 mu des 15 minutes nga dugal Neymar ak ña ca des peut-être 4-3 ngay mujj may defet ngay am. équipe bi day noyé fi ma ko teg mooy. bi ma jàngatee le rapport du CNRA bu Babacar Diagne. nga xam ne dañoo gëstu ci juróom-benn fukki média ak benn nga xam amoon na 21 quotidiens ay site ak yu mel noonu di xool ñi nga xam ne ñooy candidat seen communication nu mu demee gis nga Ahmed ci 1 mois bi avant les élections boo defee jàngat bi def say calcul Macky Sall moo jiitu woon ci communication ci réseaux sociaux et cetera Sonko moo ci toppoon président Idriss Seck topp ci te booba waxul deful dara gis nga bi ñu ñëwee ci campagne bi ci fukki fan ak juróom yi ba mu ni sénégalaise ba ñëw boo defaatee calcul yi moo ci gën a baax campagne am na 6,5% de bon ay points yi mu gagné ñeneen ñi ma doon wax ñoom ñëpp presque dañu régressé waaye bon boobu mu def lu muy rëy taxul mu dab communication perte temps ba mu pertoon xam nga ni kooku bu départoon nag ñoom kenn du ko seen moo tax man damaa bokk ci ñi koy wax ni wax dëgg yàlla c'est le plus grand communicant
waaye il faudrait que mu yokk tuuti son temps de communication mais du ay ndigal du ay leneen nit la ki nga xam ne la muy wax